rëy bi am solo bi ñu jëm ci xeex bi état bi àddina bépp di xeex parce que law ci àddina bi yëpp di ko sant bu baax ci turu bénéficiaires yi waaye ci turu commune yëpp ci jëf ju rafet ji mu def tànn produit yoo xam ne yi yu am solo jëmale ko yoo xam ne aussi vecteur lan ci nga xam ne yii ba jege bu ci seeni loxo dina am solo lool ci xeex bi nga xam ne bii moom la ñuy xeex feebar bi waaye di wax rek ne geste honorable député bi dafa ñëw ci benn contexte particulier dafa ñëw ci jamono boo xam ne bii dafa tolloog jamono bu ñuy wax naan ñu vivre avec le virus mu nekk loo xam ne lii tey jii suñu soxla dëgg la li ñu mooy ñu war a góorgóorlu bu baax nga xam ne bii képp koo xam ne lii dem na ci sa loxo nga jëfe ko nga utiliser ko ni mu waree ba nga xam ne bii dana tax feebar bi law ba mu waroon a law ba bañ ko law waaye ñu jox la masque nga denc sa poos jox la gel nga denc sa poos wala sa bureau amul njariñ buñ la ko joxee njariñ la mooy nga jëfandikoo ko ba nga xam ne bii li tax ñu jox la ko dina ko def moo tax ñi ngi ñaan bénéficiaires yi nga xam ne ñoom la député tànn ba jox leen ko parce que xam na li tax mu tànn leen yaakaar na ne ci yéen am na kuréel gu ngeen yor am na mbootaay gu ngeen yor am na nit ñu topp seen gannaaw ñoo xam ne ñii bu leen ko joxee lii dana mag mën a àgg ci joom ñu jëfandikoo ko jëfandikoo boo xam ne bii dana tax li nga xam ne lii moom la ñu bëgg ñun ñëpp muy feebar bi yem fii dina am di leen ñaax pour ngeen doxee ko noonu di ko sant bu baax di ko gërëm ci seen tur ak ci turu population Linguère yëpp di ko ñaanalit li mu mën ren bu déwénee mu mën lu ko raw ba yàlla suturaal ko yàlla yokk ko jar ngeen jëf merci. voilà donc comme ni ko monsieur le maire waxee léegi di wax rek ñu ngeen xam ne man la Mamadou Gueye président du regroupement des chauffeurs du département de Linguère di wax rek ci turu mbooleem chauffeur boo xam ne bi yaa ngi yeewoo ci département bu Linguère ngeen xam ne Daara ak Linguère yëpp benn lañu fi di wax rek ne ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ci jotaay bi tey ki ci jiital mooy le préfet du département monsieur Sène di ko gërëm di ko sant vraiment di feddaliwaat samay kàddu ci kanam nit ñi que nit la koo xam ne ki ku ubbeeku ku disponible ku pare pour dimbale population bi la di ko gërëm di gërëm monsieur le maire Ibou Lo bi fi toog comme ni ma wax ci préfet la wax ci moom que moom bureau dafa ubbeeku heure bu ñu ko soxlaa muy guddi muy bëccëg kon mu ngi taxaw ci suñu soxla di gërëm ki nga xam ne kii aussi nag moo ñu fi daje moo ñu fi tax a daje tey muy l'honorable député Ndeye Fatou Guissé que honorable wane nga tey li tax population bi wóolu la ba fal la wane nga ko tey mooy dangaa xaar ba nga xam ne bii population bi soxla nañu chauffeur yi soxla nañu nga jàllar bi ku ñëw tàllal leen loxo yëkkati li nga am mu bëri mu néew nga teg ko seen loxo ci la wax ne lii nga def lu rëy la ci ñun lu màgg la ci ñun mboolem ku chauffeur ci département de Linguère rafet lu nga lii ndax lii dafa rafet di la ñaanal nag yoon wi nga xam ne tegu nga ci yàlla suñu borom may la ba nga eggali sa mébét lépp li nga xam ne moo gën ci yow te nga bëgg yàlla na ko yàlla def chauffeur yépp kontaan nañu ndax depuis bi ci guddi ba léegi moom mooy jël téléphone am di ma woo ne ma dinaa ñëw heure bi kon loolu day wane rek mooy yow sa tàllal sa loxo jëmee ci population bi kon wane nga li tax ñu fal la kon maa ngi wax ci turu chauffeur département bi yépp que lii nga ñu defal geste bu rëy la geste bu noble la kon dañ koy wax ci kaw dañ koy wax haut et fort te ñëpp dégg ko que lii nga def nga li nga war a def nga ko fi nga ko war a defee mooy seet ñi nga xam ne mbas mi daf leen téye liggéeyuñu xëyuñu gontuñu nga yëkkati asitour dimbale leen kon def nga fi nga ko war a def kon képp koo xam ne kii autorité nga fii ci département bu Linguère aussi dinaa ko wax ci kaw ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant parce que gis nañu seen loxo bi mbas mi commencé ba léegi gis nañu loxo le ministre de l'intérieur muy maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye gis nañu loxoom li mu def ci chauffeur yi gis nañu aussi conseil départemental ki ko jiite di Maître Ka li mu def ci chauffeur yi gis nañu aussi tey yow l'honorable député li nga def ci chauffeur yi
kon suñu autorité yi nga xam ne ñoo nekk fii ci niveau local bi ku ci nekk ci yéen fa nga war a taxaw nga ko la nga war a def nga ko kon nag ñun aussi ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne lu ngeen ñu soxlaa ak fu ngeen ñu soxlaa dinañ leen wuy si ndax li ngeen war a def ngeen ko gàcce ngalaam donc ñu ngi ko yemale foofu merci. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi monsieur le préfet du département de Linguère monsieur Sène di ci teg le maire de Linguère mi nga xam ne moo dalal tey ñu ñëw si fekk si ndaje bi di nuyu nag particulièrement l'honorable député Ndeye Fatou Guissé. Maintenant moi je vais parler maintenant au nom des présidents de conseil de quartier parce que je viens de Dara, le président du conseil de quartier est empêché, il m'a délégué pour que je puisse le représenter si turam laay wax damay li may njëkke nag mooy que ne lii honorable dafa ñëw fi nga xam ne foofu lañ ko soxlaa parce que xeex bi dafa yàgg te à un certain moment jumtukaay yi wàññeeku na amatul presque mu indi ko nag à l'heure qu'il faut donc dañ lay sant ci loolu di la ci gërëm di wax na nag aussi c'est pas la première fois que de tels gestes nga koy et de tels actes nga koy poser du tey peut-être lii rek moom moo bees mais tout au début muy commencé am na fu ñu la déggoon nga jël ay bon d'essence am ñoo ko jox ak yeneen yoo xam ne yaa ngi ko def ci biir dëkk bi di ko def biir daara di ko def feneen ak feneen te loolu lépp déggoon nañu ko peut-être nag c'était l'occasion aujourd'hui ñu mën koo wax donc lii dafa ñëwaat yokk ci loolu donc dañ lay ñaanal yàlla mi nga xam ne moom mooy sàmm yàlla na la sàmm fi nga bëgg a egg yàlla na la fa yàlla eggale te mu jig la li nga loo lépp loo bëgg mu jig la yàlla na ko yàlla defal di wax nag ne tey dangaa toucher la population la plus sensible mooy ñan les conseils de quartier parce que xam nañ ne léegi conseils de quartier yi ñu fa dëkk ce sont les populations yi ñooy dem marché population yi ñooy dem dans les lieux de travail population yi ñooy dem dans les luuma un peu partout ñoom ñoo fay dem donc soo joxee lu toll nii ay masque ñu war koo dem kiyaat ko séddoo waar ko yow donc yow bay nga sa waar si sa tool sa wàll ci waar wi donc ñun tamit incha allah rabbi suñ demee dinañ jéem a fexe ba population on va encore continuer la sensibilisation jox leen masque yi ne dee leen ko takk ñu jéem a def tout ba ñuy respecter scrupuleusement les mesures barrières pour que mbas mi nga xam ne moom moo lëmbee réew mi bañ fee egsi bañ a dugg surtout dans le Jolof bu fekkee ne duggoon na fi aussi yàlla génn na ko fi yàlla bu mu fi duggaat waaw te loolu aussi yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal en tout cas daal pour bañ a guddal maa ngi lay sant di la gërëm au nom des présidents de conseil de quartier je vous remercie. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. man Ndiaye Baw laa tudd maay responsable radio communautaire Jolof FM et par la même occasion aussi je suis le coordinateur le point focal des radios communautaires de la zone sylvo-pastorale. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di jiital si nuyu monsieur le préfet monsieur le maire ak di beral nuyu aussi honorable député Ndeye Fatou Guissé mi nga xam ne moo ñu fi dajale di def ndimbal li mu am lu mu si jaglele rajo communautaire ak presse bi de manière générale ñu ko si jaajëfal bu baax a baax di wax nag lépp li nga xam ne ni ñi ñaanal nañ ko yàlla ko yàlla nangul ñaan yooyu moom nag suñu coopération suñu collaboration ak moom ça ne date pas d'aujourd'hui parce que bien avant cela chaque fois suñu ko soxlaa pour un entretien téléphonique wala pour une émission elle est toujours disposée à répondre aux radios communautaires donc loolu rek wax dëgg yàlla loolu rek lu rëy la si ñun disponibilité ak ouverture boobu nga xam ne am na ko si rajo communautaire bi vraiment lu rëy la si ñun c'est de la même manière que ministre de l'intérieur rek wala keneen ak autorités yu nekk si département bu Linguère yëpp ku si rajo communautaire jël woo nga répondre seen si seen invitation vraiment loolu rek c'est quelque chose de génial c'est quelque chose d'extraordinaire pour les radios communautaires ñu ngi ko si jaajëfal bu baax a baax di wax ne aussi si geste bi mu posé pour les radios communautaires moo nekk première femme je veux dire premier homme politique à faire un geste pour les radios communautaires peut-être bien avant on a reçu des subventions de la part de structures comme le conseil départemental comme le comité départemental de lutte
comme les districts sanitaires, comme l'ONG CERFLA, mais en tant qu'homme politique, ouais, la préfecture, oui, je veux dire. Donc, le comité départemental de la lutte. Donc, on a reçu des subventions de ces structures et bon, ñoo ngi leen ci gërëm ñoom ñëpp ci loolu ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax baax di wax ne aussi di encourager la dame madame honorable Ndeye Fatou Guissé ñu ngi koy encourager di ko ñaanal yàlla jàppale ko bu baax a baax di wax di inviter par la même occasion aussi les autres hommes politiques à emboîter le pas à madame l'honorable députée jërë ngeen jëf. ma nuyu nag le préfet du département bi ñu fekk tey di ko beral ngërëm bu baax di ko sant bu baax parce que am na yu bari yoo xam ne jaar na fi te dañ ko àndoon ak moom donc tey occasion la vraiment ñu sant ko gërëm ko di nuyu aussi le maire le doyen Iblo qui est là presque qui est là nekk suñu ginnaaw moom aussi ñu ngi koy beral ngërëm bu baax di ko sant en tant que maire mu jàllale ñu suñu ñëw tamit ci le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye maire de la commune de Linguère ak tout le conseil municipal donc ñu leen di gërëm ñoom tamit di leen nuyu bu baax a baax parce que bari na aussi yi fi jaar yu mel nii ñu bokkoon ko ak moom ñoom kon ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu di nuyu vraiment presse bi nga xam ne ñu ngi fi ñoom aussi ñu ngi leen di nuyu di nuyu honorable Ndeye Fatou Guissé di ko beral nag vraiment ngërëm nuyoo cant ak nuyoo toutes les femmes de la commune de Linguère te Ndeye Fatou vraiment ñu lay nuyu war encore une fois ak ñi nga àndal di wax nag ne tey suñu daje bi nga xam ne moom moo ko waral di moom honorable Ndeye Fatou Guissé nii mu wooñu ci ñu ñëw pour participer ci ànd ci ak moom ñu rafetlu ko bu baax nag parce que li tax ñu rafetlu ko bu baax en tant que femme élue mu def li nga xam ne yàgg na koo def ñu acte yoo xam ne toujours dañ ci teg suñu bët ci département bi donc kon yaakaar naa confiance bi département bi amoon pour jël la fan la yaa ngi ci ñu ñaaxaar la nga gën a dëgëral sa taxawaay gën a àndandoo ak nit ñi gën a di ko def comme ni nga koy defee parce que tey lii nga xam danga ko fi andi nga jagleel ko commune Linguère le maire nekk nii wax ci waxam ju rafet kontaan ci lool ñun ñoo la gën a kontaan en tant que femme parce que bu ko defee rek dafay mel jigéen ñëpp ñoo ko def donc kon loolu dañ ko ciy gërëm en tant que jigéen di ko ci sant di wax rek ne jigéen ñi wax dëgg yàlla waxuma ne góor ñi duñ def dara waaye ku ne xam na ne ñun am na lu ñu mën te ñu ngi koy jëfee te bu ñu mënee bu ñëpp mënee rek ginnaaw yàlla rek ñoom ñi nga xam dañoo nekk ci suñu kanam ñu jël leen teg leen suñu kanam wóolu leen dénk leen département bi donc ñoom defe naa def nañ ci lu rëy bu fekkoon dañoo yaafus ñi ànd ak ñoom dañuy yaafus mais heureusement que ñoom li ñu war a def ñu koy def kon honorable rafetlu nañu acte bi vraiment di la ñaanal yàlla fi nga teg sa tànk foofu la lépp loo ci ñàkk aussi yàlla na ko yàlla remplacé yàlla na bu la fal yàlla gën a dëgëral ndomba tànk yàlla nga yàlla taxu département bi te yaakaar naa yaa ngi ci kon fi nga teg sa tànk foofu la ñu lay ñaanal vraiment au nom de toutes les femmes de la commune au nom du département yàlla na yàlla defal jàmm waaw loolu daal laa amoon vraiment merci beaucoup di ko remercier encore une fois bu baax di la jaajëfal bu baax di la du courage di la encourager. ñëpp la waa daara jëkk a jot ak biyoom la waa daara jëkk a jot suukaram la waa daara jëkk a jot tey mu ñëw defaat lii dañ lay ñaanal yàlla gisama bu commencé nga yàlla nga yëggal di la wax ne lépp liñ ci ñàkk comme ni ko sama yaay ba diggéey waxee yàlla na ko yàlla remplacer ci bànneex tey ndam lay am de ndax waa fàkk dëgg daara de keroog ba ñu soxlaa ndox waaru ku ne xam ne nii mbas mii ku ci amul ndox da nga waaru ndax ci ngay raxas ci ngay sangu moo développé ay propre moyen jox leen ko ba robinet yaa ngay xër-xëri ak leneen di wax ne monsieur le maire ñu ngi leen di gërëm préfet waaye nag di gërëm Ndiak mooy le ministre de l'intérieur Aly Ngouille ndax cooli moom la waaye préfet ñun jéewali de ñu ngi xaar de ñun jéewali foofu ba léegi ñu ngi xaar jërë ngeen jëf waaw waa auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim
kon sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi ñaanal suñuy waajur yàlla xare leen aljanna ñe leen fa fekk ak ñeen fa fekk ci barke Seydina Muhammad di sant yàlla bu baax a baax di nuyu monsieur le préfet du département de Linguère monsieur Sène ak disponibilité am ak woyofam di nuyu ki nga xam ne mooy monsieur Ibilo l'adjoint au maire de la commune de Linguère di nuyu le ministre Aly Ngouille Ndiaye di ko teg ci loxoom di nuyu képp koo xam ne nag yaa ngi dëkk ci biir commune Linguère ak képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci biir département Linguère nuyoo boobu dañ koy teg ci loxo préfet muy nitu diine ak nitu aada di nuyu ñi nga xam ne tey ñooy les transporteurs dans le département de Linguère bàyyiwuma kenn maa ngi leen di nuyu ñi nga xam ne tey mooy les rajo communautaires du département de Linguère di nuyu la presse locale bi nga xam ne tey ñoom ñoo fi nekk pour le département de Linguère ndax yéen nag yéen a kon tey ñun lu ñuy def lu ne yéen dañ leen tey boole dañ leen di saluer ndax yéen tax nag lépp di jàll di beneen nuyoo nag les femmes les braves femmes du département de Linguère yow Adja Mati Gueye damay fab nuyoo jigéen ñooñu di ko teg ci sa loxo nga jàllaleen mag ci bépp femme boo xam ne rek yaa ngi dëkk ci biir département bi li tax Mati ma wax loolu mooy keneen bërki dem boo jaay dafa am loo xam ne dafay xew muy le ministre de la femme muy Ndeye Saly Diop Dieng dafa am benn plateforme bu mu yëkkati au niveau national jóg di accompagner le président de la république ci mbas mi nga xam ne dafa ñëw muy loo xam ne dafa lëmb àddina bi lëmb Sénégal le président de la république jóg taxaw ci ak sénégalais yépp nag laay wax tous les sénégalais ñëw ànd ak moom di xeex li nga xam ne mooy mbas mi Ndeye Saly Diop Dieng jëg en tant que ministre de la femme xam liñ ko dégg xam na tey moom mooy jigéen mooy yaay mooy baay parce que ku amee njaboot yow yaay lépp mu taxawal plateforme boobu nag de damaa jóg di xeex mbas mi ne jigéen ñi da ngeen daje 1 million de max ba mu ko waxee man en tant que Ndeye Fatou honorable député mu def ma point focal de la région de Louga ba ma ko defee tim ñu tànn des points focaux au niveau des départements ku ci nekk sa biir département di ci liggéey kon waa département Linguère desuñu ci ginnaaw ma gis yéen jigéen ñi ni ngeen taxawee kon une fois de plus yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir département de Linguère yéen femmes yi man honorable député Ndeye Fatou Guissé dama leen di sant di leen gërëm ndax bañ ma defee point focal région da ngeen di ñëw ànd ak man ñuy liggéey ci biir région bi di liggéey ci biir département bi ku ci ne la nga am mu tuuti mu néew nga ñëw yëkkati dugal ci sa loxo kon femme yépp la bañ ko defee tim ngeen dugg ci biir commune yi ku ci ne la nga am nga yóbbu ko sa biir commune ngeen xool li nga xam ne moom la ministre bi bëggoon mooy les cibles ngeen yóbbu ko ci cible yi kon bu fekkee ne ministre bi dafa am liggéey boo xam ne dañ ko sant woon man ma nekkoon point focal bu région ma daan leen ko sottil na ma ko sottee woon ngeen doxee ko noonu kon man dama leen di sant di leen gërëm bala maa wax dara kon Mati yóbbante boobu maa ngi ko teg sa loxo nga jàllaleel ma ko ci jigéenu département bi Ndeye Fatou mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm vous êtes mes sœurs adorées samay ñees samay mag samay rak samay soxna ñoom laa ko seqal lii nga xam ne nag tey moom ñu dajale fii tey dañoo wax ne dafa am loo xam ne dafa amoon ci biir Sénégal parce que bi mbas mi amee dana bu benn oto génnati parce que virus bi dañoo xool ne tey bu oto yi di déplacé wu di dem di ànd ak nit ñi virus bi mën na dugg ci propagé wu ci biir Sénégal ñu ne nañu tëj lépp loo xam ne transport la kon yéen transporteurs yi ñun dañ leen di remercier une fois de plus ngeen xam ko nag xam ne ay citoyen ngeen xam ne réew mi ñoo ko bokk le président de la république wax le ministre de l'intérieur wax ko le ministre des transports wax ko ngeen jóg ànd ceeg moom gaare seeni oto nag demu leen dikku leen boole kaag nag di xeex bi mooy kene ngeen jël seen ay moyens personnels di jóg di dugg ci àll bi di kar nit ñi di kar jakarta yi loolu lépp ngeen bañ mbas mi dugg ci biir département bi kon yéen ñi nga xam ne tey moo duggee yaa fi toogal waa Linguère ki nga xam ne tey mooy Talla Diaw nekkal fi waa Daara maa ngi leen koy yóbbante ci biir département bi yépp képp koo xam ne transporteur nga nee leen honorable député Ndeye Fatou Guissé nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ndax mbas mi xeex ngeen ci li ngeen war a xeex bu loolu weesoo tey ñu ne dañuy ubbi transport bi nit ñi war a ñëw bi ne dañuy ubbi transport bi yéen ngeen taxaw
tey yaalee barrières yi lenn la nan leen takk masque nan leen fexe ba kuy dugg ci biir garage yi na nga raxasu ba set nan leen fexe ba kuy dugg ci biir oto yi nañu jël sa température kon li ñu war mooy indi leen ay masque jox leen ko indi leen eau de javel ak madaar indi leen thermoflash parce que tey loolu ngeen soxla kon tey moo tax honorable député Ndeye Fatou Guissé ñëw fii seet si monsieur le préfet ne lii kat dama koo bëgg a jébbal ñi nga xam ne tey ñooy les transporteurs tey li Ibou wax monsieur le maire bagage yi bu leen ko joxee xam naa ne am ngeen ko maanaam maturité boo xam ne matuwaay boo xam ne tey bépp client boo xam ne parce que léeg nga daje ngi seen ko am sa masque mu ne dama ko fàtte sama kër kon loolu moo waral tey man a masque yi bu leen ko joxee ngeen teg ko ci biir garage ba nga xam ne tey ku ñëw war a voyager boo ne salaamaaleykum am sa masque mu ne dama koo fàtte ngeen yëkkati masque jox ko mu takk war a mën a dugg ci biir oto bi parce que looloo tax ñu jox leen masque yi raxasu bi nan leen koy respecté ku ñëw na raxasu parce que léegi barrière loolu rek moo fi nekk xool température yi comme ni leen ko waxee balaa nit a dugg ngeen jël ay filiation xam fu mu dëkk ak fu mu jógee loolu mooy li nga xam ne tey moo fi nekk comme les barrières ñuy ñaan yàlla nag yàlla dimbale ñu ba nga xam ne sax masque yi nag bala ñu koo takk ba muy jeex sax nag mbas mi yàlla jëlee ko ndax mën na ko te tëlewu ko yàlla ñu ngi suñu borom ba defal les rajo communautaires li tax ma yëkkati masque yi jox leen ko ku na xam ne ne yéen ñii vous êtes exposés parce que tey man bu ma bëggee wax dara nga xam ne dama koo bëgg a jàllale damay ñëw toog ci biir rajo bi rajo ba ngay toog comme ni ma ko waxee rek léeg-léeg nit mën naa ñëw ne fàtt naa sama masque ngeen yëkkati na ko am takkal masque ku ne xam na ne lii ñu leen di jox du pour yéen xam nañ loolu bu baax a baax parce que ku ci ne tey yaa ngi ak say masque sa biir kër sa njaboot am nañ ay masque mais pour éviter la propagation au niveau du Sénégal au niveau de notre département moo tax ñu yëkkati matériel bi jox leen ko te xam nañ ne ni leen ko joxee da ngeen ko doxee noonu comme la presse kon moo waraloon tey jotaay bii ñu ñëw fi bu loolu weesoo nag du ma wax ba pare ki nga xam ne tey mooy sama mentor gannaaw yàlla tey lii ma nekk le président de la république da ko yëkkati teg ko ci loxoom ndax barki démb ba may ñëw fii ca moom laa dem mu yàpp ma nag ba ma mat sëkk ma dem toog ak moom waxtaan ak moom na ko demee dem ci biir département bi mu yàpp ma ba ma mat yëkkati lu bari tekk ci sama loxo kon le président Youssou Ndour damay dolli di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal comme bëgg ak yàlla na fa àgg yéen ñëpp xam ngeen ne tey bi mbas mi amee moom mooy ki nga xam ne tey le khalife général des mourides bi mu jógee yëkkati 200 millions tekk ci loxo président de la république moom moo jóg dem ministère de la santé jóg nag indi benn slogan nañ leen daan coronavirus ngeen gis lim def ci mbas mi kon kooku tey dama naan man du ma mën a def lu dul fu mu teg tànkam rek ma teg fa sama tànk moom mooy sama royuwaay mooy sama wéeruwaay mooy sama lépp kon tey lii ma man moom la gannaaw yàlla ci la bokk kon bu ma ko indee fiitim bëgg naa yéen waa Jolof ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax a baax le président Youssou Ndour ndax nag mi ngi may accompagner mi ngi may jàppale kon bu lii amee tey ah am na ci wàll may ñaanal nag département bi yépp bàyyiwuma kenn nag amul kenn ku ma bàyyi ci biir département bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di yóbbante nuyoo ci le ministre Aly Ngouille Ndiaye comme niñ ko waxee ku ne gis na li mu def ci mbas mi le conseil départemental ku ne gis na li mu def ci mbas mi parce que boo fi nekk di lim sax damay déborder ñëpp ñoo xam ne daal ay acteurs politiques lañu ay leaders lañu ay responsables lañu ñoom ñëpp ku ci ne gis na li nga def ci mbas mi. ba loolu weesoo le ministre de l'élevage gis na li mu dugal ci maanaam jàppalee ko ñi nga xam ne tey dañoo am ay jur ci mbas mi kon dañuy dellusiwaat di gërëm le président de la république di ko sant di ko ñaanal yal na yàlla teggili ku na xam ne mébétam moo doon ñu fexe ba Sénégal gi émerger ñu fexe ba Sénégal gi àgg foo xam ne tey bu ëllëgee ku nekk da ngay dem ak sa bopp mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam yàlla mooy indi moo indi lii kon nañ leen ñaan mu teggal ñu ko kon daal man maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn mati une fois de plus jigéen ñi daal maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm góor ñi tim bàyyiwul leen ndax yéen tim yéen a ngi ciy jàpp bu baax a baax gis nañ seen taxawaay maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp. waa masque yi toll na ci 2040 masques moom laa fi indi eau de javel bi indi naa fi 15 cartons madaar bi indi naa fi 15 cartons ak 3 thermoflash pour bëgg ñu jox ko nit ñi ak loo xam ne benn carton gel la bu ñu war a pour désinfecter
carton boobu nag dama ko jagale monsieur le préfet parce que dama ne comme que fii c'est l'administration te bureau la te ñoom dañ koy soxla ma ne monsieur le préfet xam naa ne yow gel yi da nga ko soxla da nga soxla comme di ngeen dugg gis ngeen fa ñu romb dañoo commencé raxasu kon monsieur le préfet moo taxoon tey ma yëkkati madaar bi ak eau de javel bi yëkkati jagale la ko di nga xam ne tey mooy la préfecture ñi nga xam ne tey ñooy les transporteurs dama yëkkati 300 masques jox leen ko yëkkati 5 cartons eau de javel jox leen ko 5 cartons madaar jox leen ko ak benn thermoflash muy waa Daara ak waa Linguère ñi nga xam ne tey ñooy les rajo communautaires ma yëkkati 240 masques jox leen ko la presse ma yëkkati 100 masques jox leen ko yëkkati 100 masques jox ko préfecture loolu mooy li nga xam ne tey moom lañu ci jotoon indi les conseils de quartier ñaari conseil de quartier Linguère ak Daara bu ci nekk ma jox ko 500 masques muy 1000 loolu mooy li nga xam ne tey moom lañu ci indi woon xeeb ko lool nag di ñaan yàlla sax bëgguñu fee indiwaat leneen dañoo bëgg yàlla jëlee ko fi ci barke Seydina Mohamed man na ko te téléwu ko yàlla na suñu borom ba defal. di jiital ci nuyoo boobu honorable député Ndeye Fatou Guissé di nuyu monsieur le maire di nuyu ñi nga xam ñooy président regroupement des transporteurs di Daara ak Linguère di nuyu ñi nga xam ñooy président conseil de quartier du Daara ak de Linguère di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teewal jigéen ñi di nuyu effectivement ñi nga xam ñoom ñëpp teew nañ fi di nuyu la presse di am mbégte ñëw fii tey dalal honorable député fii ci préfecture bi nga xamante ne moom aussi dafa jóg rek comme ni ko doomu Jolof di ko defee ñëw indi contribution am ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex mbas mi naam nekkul contribution bu njëkk mais bii dafa fas yéene ñëw fii am ñu ko jagleel ñoom lay lim sànq mooy transporteurs yi mooy conseil quartier yi mooy jigéen ñi mooy effectivement aussi la préfecture ak yeneen acteurs yëpp la presse mu nekk geste bu noobu parce que ñu ma jiitu wax nañ ko fu ñu nekk nii xeex bi beneen xar kanam lañ ko jox parce que am na yu mesures yi ñu jëloon assouplissement bi ñëw ñu dindi mesures yooyu mais jàngoro bi baa ngi fi donc il faut ñu doxal beneen doxalin te doxalin boobu nag li nga xamante ne moom daf ko indi tey loolu dañ ko yitewoo population bi daf ko yitewoo parce que ci protocole sanitaire bi lii yëpp daf ci ànd mu indi fi ay masques indi fi ay produits madar indi fi eau de javel indi fi ay thermoflash mu nekk li nga xamante ne buñ ko jëfandikoo ni nga xam te noonu lañ ko santaane mën na am xeex bi dina gën a yéwén donc ma koy gërëm bu baax di ko sant moom ak ñi mu àndal wax ne moom itam jigéen la ci jigéen ñi mu ngi dóor waaral samedi passé rek lañ fi taxawoon di def li mel nii te loolu yëpp jigéen ñi la woon donc gàcce ngaalaama jigéen ñi département bi parce que ñoom xam nañ li ñu war a def ñu koy def donc loolu aussi am na solo bu loolu wéyee nag li ci des mooy joxe nañ ko jëfandikoo buñ ko jëfandikoo mën nañ am yaakaar ci gare routière yi li nga xamante ne ministre yi wax nañ ko pour ñu respecter protocole bi je pense dina yomb am nañu produit am nañu masque am nañu thermoflash je pense que liggéey bi dina gën a mucc ayib li ci des rek mooy ñuy farlu ku nekk fi nga nekk nga xam ne jàngaro bi mu ngi fi nañ ko mën a xeexee mooy ku nekk na nga respecter sa mesure barrière na nga def lépp li ak sa njaboot ku nekk xam li mu war a def parce que la question de responsabilité individuelle la ñun ñëpp ñu war a responsable individuellement mais collectivement donc xeex bi nekkatul man wala mais ñun ñëpp la donc ku nekk fi nga nekk daal jàppal ne man su ma ci jàppul dara du dem donc nga jàpp ci respecter mesures barrières yi ñaax askan wi ñu gën a moytu bu baax jàngoro bi département bi mucc mën na nekk donc ñu ñaan yàlla rek transporteur yi aussi gën a góorgóorlu jëfandikoo lii parce que jëfandikoo comme ni ñu ngi dem di dikk di dem di ñëw mën naa am aussi bu ñu jëfandikoo lii jàngoro bi du law donc loolu la amoon li may wax di leen gërëm di leen sant Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous remercie tous. Je voudrais donc
En tant que président du comité départemental de lutte contre la pandémie Covid-19, je voudrais remercier et saluer l'honorable député Ndeye Fatou Guissé. Saluer aussi monsieur le maire de la commune de Linguère, Douan Iboulo. Saluer les présidents du regroupement des transporteurs de Dara et Linguère. Saluer aussi le président du conseil de la jeunesse de Dara, conseil de quartier de Dara et de Linguère, mais également saluer la presse, saluer, rendre hommage aux femmes. Aujourd'hui, donc, c'est une occasion pour moi aussi de renouveler tous mes remerciements, mais également d'adresser mes hommages à l'ensemble des femmes et à travers elles, l'honorable député Ndeye Fatou Guissé. Je pense que, comme toujours, elle a fait preuve aussi de responsabilité, mais également d'efficacité, en s'évertuant à mettre en œuvre, à aider les populations à travers donc des produits, notamment des masques, des thermoflash, des produits hydroalcooliques, des détergents pour combattre ce virus qui est la Covid-19. C'est un geste que je salue à sa juste valeur. Et au nom du comité départemental, au nom des populations de Linguère, je vous adresse tous nos encouragements pour les efforts déjà accomplis et pour les prochaines, effectivement, étapes que vous allez peut-être poser sur la table pour contribuer de façon efficace à la lutte contre cette pandémie. Ce geste vient à son heure parce que c'est au moment où nous parlons que justement les bénéficiaires en ont besoin. Les bénéficiaires sont rien d'autre que les transporteurs, mais également les jeunes, mais également les populations de façon générale, les voyageurs. Donc aujourd'hui, par rapport au respect du protocole sanitaire qui a été édicté, je pense que les regroupements des transporteurs de Dara et de Linguère ne vont plus quand même avoir de soucis pour respecter ce protocole. Ils ont déjà à leur disposition des masques, ils ont déjà à leur disposition des produits détergents, ils ont à leur disposition des masques. Les plus importants maintenant, c'est l'utiliser à bon escient. Et pour y arriver, je pense qu'on ne le dira pas assez. Il faut qu'on continue donc la sensibilisation. C'est une question de responsabilité individuelle, mais également collective. Que tout un chacun sache que la maladie est toujours là et seuls les gestes barrières demeurent la riposte la plus efficace. Donc, respectons les mesures barrières, utilisons nos masques, mais également faisons de telle sorte que cette discipline qui caractérise donc les hommes, ou bien, disons, les gens qui sont conscients de leur santé, mais également de le devenir, que cette discipline puisse nous caractériser pour qu'enfin, que nous combattions cette pandémie, ce virus qui est là et qui risque de faire des dégâts. Merci. Talla Diaw président regroupement bu Daara Jolof bi lu waral ndaje mi moom mooy Ndeye Fatou Guissé moo ñëw di ñu visiter di ñu indil ay teraanga ñu rafetlu ko lool wax dëgg yàlla indil nañuy masque indil nañuy thermoflage Madar moom li ñu indiwaloon ma nga nelee ba léegi ça fait lu ma 3 mois ñu ngi ci raxasu mënta jeex kon kii am nañ gan gu rëy même ci mbas mi tey jii mi ngay xamal ne waa Daara Jolof yëpp nag kii lim ñu jëlal ci gasoil ci diggante mbas bi nekkee en découvrir Daara ëpp na 200 litres gasoil kon bu ñëwee di ñu seetseem bi du lu ñu bett ñi ngi koy dalal wax dëgg yàlla ñi ngi koy dalal di ko déglu di leen gërëm yéen ñëpp wax dëgg yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullah kenn ko maa ngi nuyu si tur ak sant sànq leen jógee léegi li ngeen am moom ni président Talla Diaw moom fa yebaloon dafa amoon empêchement waxtaan xool naa yëpp dafa am réunion waaye kon mooy toog fii waaw nag man ma ko moom nga fi du yomb vraiment mais damay jéem rek def nga ay teranga gis nañ ko
même gaal bu Touba fële bu Linguère def nga ko bu gaal bu daal 300 masques ak benn terme comme madar bi kii wax Sadio waxee depuis ñu suba ba léegi ma ne xaaju jeexut vraiment daal ñu ngi sant di la gërëm bu baax a baax a baax di la ñaan yàlla na yàlla xool bu baax a baax kon doom bi nga yore yàlla na ko yàlla gën a yokk président Youssou Ndour tim mu gën a yokk tim kóolute ci yow la ñaanal wasalaam. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim fa ñu sante yàlla julli ci yonent bi maa ngi nii képp koo xam ne yaa ngi ci biir gare routière bi nuyoo boobu nag ma di ko fab di ko teg ci loxo Talla Diaw mu jàllaleel ma ci képp koo xam ne rek yaa ngi fii ci gare routière bi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci biir commune Daara nuyoo boobu ma di ko teg ci loxo monsieur le maire di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ay kilifa diine ak kilifa aada yi bàyyiwuma kenn di nuyu ñi nga xam ne tey ñoo fi nekkal presse bi ndax damay wax toujours ne ñooñu dañ leen di bëri nuyoo ndax ñoom tey ñoo waral lépp loo xam ne nit ñaa ngi koy def nit ñi di ci teg seen bët muy au niveau national au niveau international kon ñooñu mënuñu leen a fay di nuyu nag képp koo xam ne yaa ngi ànd ak man tey ci délégation bi nga xam ne dañoo demoon Linguère dem ci monsieur le préfet mi nga xam ne tey moo fi nekkal le gouvernement yëkkati woon lii nga xam ne tey dama koy yëkkati noonu dama koy jox les gares routières de Daara Linguère ak képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir département bi ngay transporteur bàyyiwuñu kenn ci biir loolu ñu yëkkati woon tuñ beneen loo jox ko ñi nga xam ne ñooy les conseils de quartier de Linguère et de Daara ak ñi nga xam ne ñooy les rajo communautaires ak la presse ak la préfecture yàlla dogal tey mu am loo xam ne yàlla da ko fee wàcce muy am mbas moomu nag lëmbee àddina bi yépp ba dugg ci biir Sénégal tey ñu toll ci moment boo xam ne dañ ne il faut ñu vivre ak virus boobu di dox ak moom di dem kenn xamul fu mu nekk nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla muccal ñu yàlla moo mënta teelul yàlla ñu suñu borom bu defal ñi nga xam ne jot nañoo dem ci mbas mi yàlla na leen yàlla xare aljanna ñi tëdd yàlla na leen yàlla yëkkati ku ko gisagul yàlla na la romb ci barke Seydina Muhammad ñuy ñaan nag suñu département bi yàlla musal ñu ci suñu commune bi kon tey li ma gën a yëkkati lool ci la bokk yéen yàlla def ngeen di ay transporteur mbas mi jóg mu dal ci seen kaw nag mu métti lool ñépp xam ne dafa métti ci yéen mais ngeen di ay gor yuuxuwu leen yëkkatiwu leen yéen wi toog fi ngeen toog ànd ak seen gor ndax Olof Njaay def ne nit ku ne na mu mel rek lu ñëw loolu ngay wane mais ku ne xam na ne ay gor ngeen bu loolu amee ñu dem ba jëmi jamono tey mbas mi yéen da ngeen cee xeex lu rëy ci biir département bi ci biir commune bi kon seen président bi nga xam ne tey mooy Talla Diaw bu may sant ci loxo Talla Diaw laa koy teg mu jàll leen ko ci yéen ñëpp mu ànd koog nag ak Talla Diop mii ñu doon ko xeex ak Mangone ak équipe bi yépp nag bàyyiwuma kenn parce que mënumaa lim trans ñi nga xam ne ñëpp dañoo amee ay oto ak ñu bokk ci transport bi mais ñooñu danaa ko teg ci seen loxo ngeen doon xeex yéenañ ci àll bi xoolu leen ku leen jox carburant xoolu leen ku leen jox ay moyens xoolu leen ku leen jox dépense xoolu leen ku leen jox dara ngeen xam ne Sénégal gi ñun ñëpp ñoo ko bokk ngeen xam ne da ngeen war a xeex comme ñëpp ngeen jóg di xeex kon jaaraama les transporteurs surtout nag ñun fii ci suñu département Linguère suñu biir commune bi dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen équipe bii yal na ci suñu borom bi def jàmm kii nga xam ne tey moo ko jiite di Talla Diaw yàlla bu ko seytaane fëkk ndax gis nañ ni muy doxee ay xale lañu ñoom ki ñoom Talla Diop ñu ànd yal na leen yàlla musal ci cat ñu toll ci jamono boo xam ne dañoo dem ba benn moment ñu ne nit ñi kat nag léegi mënatuñoo toog ndax ñetti weer passé na boobu ba léegi ñoo ngi xeex te ku ne xam na ne Sénégal tey lu ci ëpp nit ñi dañuy xëy dem di wari dépense yàlla l'informel loolu ba ñu demee président de la république toog ba jëmi jamono mu déglu aw askanam li ñu ko wax moo waral tey mu dem ba ne affaire bi kat nañ leen ko yolomal
mais yolamal boobu nag warta mën a tax ñu baissé bras warta mën a tax nit ñi nekk ci lu leen neex ndax ku ne xam na ne feebar baa ngi fi kenn xamul fu mu nekk nag dañuy dox di dem rek li ma wax mais daal yàlla nañ ci yàlla muccal bu loolu amee ñu ne transporteur yi kat léegi mën ngeen a ubbi yoon yi oto yi mën nañoo dem ak a ñëw te ku ne xam ne dem ak a ñëw li ci nekk ku ne xam na ko dem ak a ñëw boobu nag moo waral man mii honorable député Ndeye Fatou Guissé ngeen di sama ay càmmiñ di sama ay partenaire ma nekk ak yéen ci biir dëkk bi ñu àndoon ko doon ko xeex kon tey buñ demee ba ne ubbi nañ bunt yi ubbi nañ yoon yi ñu ne barrière nag lenn la nit ñi nañu takk ay masque nit ñi nañu xool am ay thermoflash bala ngaa dugg ci oto bi ñu xool sa température nit ñi nañuy raxasu distanciation bi 1 mètre loolu mooy li nga xam ne tey moo war a tey jotaay bi ñu toog nii ndax tey bu fekkoon ne du woon loolu ku ne xam na ne man mën naa ànd ak délégation bu rëy yéen ñii ku ne xam na ne tey salle bi xaju leen ci moo war a tey ngeen respecté norme yooyu ba nii ngeen toogee ko kon loolu ngeen xam ne xam ngeen ko te ku ci ne yaa ngi toog takk sa masque kon yéen xam ngeen li nga xam ne tey moom la feebar bi bañ moo waraloon tey mu yëkkati masque yi indil leen ko ak eau de javel bii ak madaar bi ak thermoflash bii muy loo xam ne nag tant que maa ngi nekk yéen ci biir dëkk bii lépp loo xam ne mën naa ko am naa ko danaa ko bokk ak yéen damay faral di wax nit ñi nag man ak yéen a bokk dëkk bi buggumay dige buggumay wax lu ma dul def parce que samay càmmiñ ngeen ma bokk ak yéen lépp kon lu may wax ak yéen rek de loo xam ne bu ëllëgee ma mën caa delluwaat ngeen man maa xool ma mën leen a xool parce que loolu dafa am solo moo waraloon tey nag man damay ñëw ci yéen ñii yëkkati lii tekk seen loxo jàppale leen waaye dañuy ñaan yàlla sax na yàlla na fi jóg li tax ma yëkkati jox leen ko mooy léeg-léeg nga gis ku ñëw war a voyager nga ne an sa masque mu ne fàtte naa ko ci kër ga wala wadd na moo waral tey man a masque yi bu leen ko joxee client bu ngeen gis mu war a dugg ci biir oto bi te amewul masque da ngeen yëkkati masque bi na ko am takkal te bu ëllëgee ngeen sensibiliser ko wan ko na ko masque bi da nga koo war a takk te masque yi dañ koy fóot boo takkee boo demee sa kër nga fóot ba mu set nga weer boo amee sa passé sa fer parce que ku ne xam na ne virus bi tàngaay lay bañ boo amee sa fer nga passé ba mu tàng jër nga takk sa masque boo ñëwee nga fóotaat ba mu set nga weeraat lii daal moo waroon tey kaddu yi mën naa fi ñëw saafonte ak yéen yëkkati li jox leen te sensibilisation bi dañoo bëgg muy jàll nay jàll te ñun xam na ne yéen ci liggéey boobu ndax ku dugg léegi fee ci buntu bee yaa ngi gis ndox ma nga teg ak saabu ak eau de javel bi fii tey gis naa presque ñu bari dañoo takk ay masque mais nag nañ yokk sensibilisation bi ku gis tey xale taalibe yi rek ni dawee songuñu ne dañoo bëgg a takk ay masque kon fii wane ngeen ne masque yi xam ngeen lan mooy njariñ li xam nañ lañ mooy utilité bi kon daal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp man nag damay war a faral di wax di ñu ne ab député laa mais du ma député rek département man du ma député département man député national laa askan wi yépp laa fi nekkal Sénégal gépp man fu ma neex laay teg sama tànk ku ma neex laay waxal bu soobee suñu borom ñaari nit ñu ma gis ñu taxaw dama ñëw côtoyer leen ñëw wax ak ñoom laaj leen ñu waxal ma li nga xam ne tey xañ na métti na leen ci àddina ci biir Sénégal gi ñu mën leen ko yóbbu ci assemblée di ko wax moo waral tey ma def intervention bii ñëw fii indi leen lii wan leen ne man tey jii kat awma frontière fenn barki dem boo njaay la fi jigéen ñi jóg yëkkati ay masque di ko séddale ci biir département boobu loolu nag la ko waraloon mooy que ne le ministre de la femme muy Ndeye Saly Diop Dieng moo yëkkati benn plateforme boo xam ne dafa jóg ne dafa bëgg jigéen ñi ci Sénégal gi yépp dajale 1 million de masques ba mu ko defee ñu yëkkati région bu ne ñu teg fa benn point focal man ñu def ma point focal région Louga fii ci biir département bi ñu ñëw jigéen ñi dajale seen ay masques muy barki dem boo ñaar masques yi ngeen gis fii jigéen ñi di ko séddale ku ci ne da cee def sa tànk ku ci ne def sa dërëm ñu xam ne ñun jigéen ñi département bi yépp ñoo ko bokkoon dajale ko ñëw di ko séddale nit ñi léeg-léeg nag mbir am xañ na yow nga absenté xañ na temps bi moo dul am ba nga xam ne war ngaa mën a taxaw mais daal ma bëgg ñoo xam ne daal ñun jigéen ñi département bi yépp ñoo ko bokkoon commune bu ci ne ñu jox la sa wàll na la demal ci sa biir commune nga séddale xool ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo nga jox leen ko kon ci loolu damay dellusiwaat di sant jigéen ñi département bi yépp man Ndeye Fatou Guissé honorable bàyyiwuma kenn képp koo xam ne yaa ngi ci biir département bi di jigéen rek man maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ndax loolu nga xam ne tey ministre de la femme daf ma ko dénkoon jox ma ko ñoom jigéen ñëpp dañ cee ànd ñu ñoo doon ko liggéey kon dañuy félicité waat le ministre de la femme bu Ndeye Saly Diop Dieng
ci taxawaay boobu mu taxaw di jàppale madame le monsieur le président de la république muy son excellence monsieur Macky Sall ci mbas mii ndax ku ne xam na ne ñun jigéen ñi ñooy yaay yi ñoo nekk ci kër yi ñoo nekk ci mbedd yi kon tey loolu ñun la war mais nag bu loolu weesoo ñun ay député lañu war nañoo jógaat nag xool li nga xam ne war nañ ko mën a jàppale askan wi ñu jóg jàppale leen ko moo waral geste bii ma def ko kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn wa salaam. ana conseil nit ku dara mi fi ñëw keroog boo amee ba léegi man dama wax nañ ma ngaan sax wax dëgg yàlla xanaa ni ko liñ ci jox ci weer est-ce que mi ngi koy lekk ndax chaque jour ne mangaan nañ ci affaire bi mangaan te président de la république war naa concerné nay mangaan ci population day fabriqué ci biir daara ndax boobaa léegi ba mbas ma amee ba léegi man damaa yaakaar ne ñu ne daara bii kilifa lay mangaan fi pour njëriñ nay mangaan nelaw guddi nelaw bëccëg te am ñu ko gën a ne fóor ci dëkk bi nay mangaan ba fajaree ma nga ci nay mangaan bu timisee ma nga ci nay mangaan ba yoroo ma nga ci nay mangaan lu ñu seet ci dëkk bi ñu koy def yaaras dëkk bi am nañu xaw ma ku joxewul waaye ne yow tax ñun nag Youssou Ndour dañ lay gërëm sant la ndax mangaan day mangaan mii tax ñu jàpp la ñun nag buñ sañoon gis Youssou Ndour ndax nday mangaan ndax lépp li nga ko faral ci Jolof matale na ko te boo ëllëg soo ñëwee dana am mbooloo de te loxo boo jàpp woon nay mangaan bëgg nañ ñëw Youssou Ndour nga gën koo jàpp nay mangaan gay mangaan sant nañ ko gërëm nañ ko gërëm presse bi parce que vraiment li ñu def ci population dara man du ma gërëm ku ma defalul dara man du ma feeral kenn nay mangaan li ñu def ci population daara bi kenn defu nañu ko fi ñun waa gaaru Thiès dëgg la de tey dama ne bu doon karolo bay bii na fii da ngay dali parce di gërëm jeegaan yii moom it fi nay mangaan nekkut lépp lu ko indi na luñ ko jox indi na ko ak ñi mu àndal dañuy ñaan day mangaan yàlla guddul fanam suñu xale yi na nga xam ne ñoo ne ci gaaru Thiès bi Moussa bii moo topp ci président moom laa war a njëkk a nuyu parce que yow mbir mu ne dafa